merci beaucoup Pape Cheikh nekk na lu am solo di am mbégte janook Alioune Tine ni ñu ko dem waxee jot nañoo def yaakaar naa wax ci Afrique wax ci yenn situation bi mais nag bi benn question bu xaw a cumulé lay doon ci Sénégal lay nekk. Parce que gis nañ ne événement yi fa amoon y avait 14 morts ba léegi ñu ngi laaj justice amu fi yaa aussi li nga xam ne xew na ci wàllu hôpitaux yi jigéen ñàkk ci bakkanam. sages-femmes yi grève nit ñi waroon am sowe santé amuñu ko situation état de droit fii ci Sénégal fan la ci toll ak tamit lan mooy jafe-jafe yi. waaw wax nga lu am solo parce que suñu constitution boo jëlee article 7 li mu wax ci li ñuy wax droit à la vie ak li nga xam ne aussi fa la ñu teg. lii nga xam ne mooy doomu aadama dañ c'est une personne sacrée donc su fekkee ne ñun am nañu 14 personnes yoo xam ne génn nañ àdduna te bu ñuy wax lii nga xam ne mooy crise du mois de mars te duñ leen tudd c'est que am na loo xam ne des na encore ci suñu société bi c'est extrêmement important parce que 14 morts yooyu li ñu leen di tudd ñu tudd seen tur xam leen 13 morts la sax du 14 pour être très exact ñun ñu ngi ci def gëstu te 13 morts yooyu su fekkee ne Sénégal jëlul jumtukaay yi nga xam ne moom la war a jël pour def ay enquêtes yu leer ba pare def ay jugement ba ñu juger ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def dina am crédibilité boo xam ne sur le plan de l'état de droit ak sur le plan de l'image du Sénégal dina am lu mu wàññi lu bari te it am na ñu mu jaaxal ay état yu mu jaaxal 13 morts yooyu nga xam ne ba tey li nga xam ne mooy justice defagul li nga xam ne mooy liggéeyam te loolu mooy liggéey principal bi nga xam ne moom la war a def toujours da ngay dégg ñu naan agita Sonko justice mais 13 morts yooyu du ñu wax jamais ñu tudd leen il me semble que il faut que ñu si ñëw di ko waxaat génne seeni photo yi ñu xam ko seen nataal génne seen tur génne seen sant xam seen famille ba ñu xam ne dëgg-dëgg am na ñoo xam ne lii dañ ko ñàkk parce que du seulement seen famille ñoo ko ñàkk mais Sénégal moo ko ñàkk te ñoom ñëpp ay ndaw lañ donc c'est extrêmement important bu fekkee ne dañu traverser crise bu mel noonu mu indi lu mel noonu crise bi ba tey defuñu gëstu bi nga xam ne moom la ñu war a def pour seet nan la ñuy def ba nga xam ne crise bu mel nii dootul amati Sénégal kii di opposition defu ko kii di pouvoir defu ko ku nekk def nga sa rapport ni kële moo tooñ ñun sax mun naa ne am na lu ñu ci dese parce que normalement lii di société civile war nañu def une enquête indépendante ba pare def ay propositions yoo xam ne moo leer mais état bi moo waroon a jëkk teg benn kuréel boo xam ne bi da koy samp ni yéen la ñu wóolu def leen ay enquête def ay recommandations ñu xool ba nga xam ne lii xew fii ci mois de mars période 8 mars bi dootul amati bi ci Sénégal ba ci faw man daal loolu laa xalaat ci crise bi am na lu manqué loo xam ne jëluñu ko ci ay leçons ci crise du mois de mars man ragal naa mu dalaat ñu parce que crise bu ci nekk dafa war a am ay njàngat yoo xam ni day am ay opportunités yoo ci jóglu nga rebondir société bi rebondir mais on n'a pas l'impression boo gisee société bi ni muy doxee tey ak li ñuy gis loolu dafa mel ne dëgg-dëgg dañuy doxee ci suñu bopp doxetuñu ci suñu tànk mais dañu mel ni suñu bopp yi dafa wëlbatiku. ragal nga deuxième vague kon. am na loo xam ne bu fekkee ne xew na mun nañ ni deuxième vague mun na am te mun na gën a graaw li xewoon sax mois de mars donc il faut que ñu moytu li nga xam ne mooy deuxième vague. dafa am ay tension yoo xam ne moo am ci suñu biir démocratie àddina bi yëpp feebar bërki démb la ñu élire kii di Macron tey lacrymogène yi ña ngay dal xam nga du lu rare la France c'est-à-dire que seen démocratie dafa feebar. ci jour bi ñu kii sax am na ñaar nit ñu ca rey ñu dem foncer ci kaw nit ñi ñu dóor leen ay bal. gis nga ko ci oto. Trump bi muy dem gars yi reconnaître ñu résultats yi comme su fekkoon ni Afrique la donc il a fallu que mu am ay juges yoo xam ne même ñoom ay républicains lañ. ni Trump yow gañewuloo mu am au niveau du Sénat ñoo xam ne
républicain lañ ni ko Trump gagné wuloo xam loolu mooy bëgg sa réew bëgg jàmm. àggaguñu foofu nag li ñu gis tamit au niveau de la santé bu fekkee ne da nga koy xool mooy en réalité dafa mel ni santé bi dafa màbb loolu la ñu war a xalaat. nan la ñuy defaat ba nga xam ne suñu santé bi dinañu ko tegaat ci yoon ci santé bi ba nga xam ne aw na yoon mooy ñii nga xam ne ñooy kilifa réew mi ñu wóolu suñu structure de santé yi wóolu ñi nga xam ne mooy suñu hôpitaux yi di fa fajo seen doom yi dafa fajo kooku bu fekkee ne am na mooy ça veut dire que suñu santé bi avancé na mais lii di xew kii nu mu tuddati Louga il paraît que c'est pas quelque chose boo xam ne dafa isolé ah oui ça c'est loolu mooy suñu structure de santé liñ ko teg attanatu ko li ñu teg personnel bi attanatuñ ko parce que dégg naa aussi li ñu def donc c'est vrai que li nga xam ne ñu ngi dégg grève yi doy na waar mais il me semble que tey li nga xam ne moo gën mooy ñu toog waxtaanaat ci suñu structure de santé li nga xam ne tam justice bu ngi koy def ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy syndicalistes te dañ leen di déglu ñu fexe ba nga xam ne dinañ am une justice impartiale waaw mais seen taxawaay bi ñu taxaw ak li nga xam ne ñu ngi koy ñaxtu il faut que ñun tamit ñu am tolérance ak ouverture boo xam ne état bi dana ko am opinion bi dana ko am ñu déglu leen pour seet civil bi la wala léegi Sénégal sax xam nga ni yaa ngi wax sànq événement mars yi responsabilité bi njëkk mooy responsabilité état xam nga hôpital dafa feebar waaw fi ñu toll nii suñu hôpitaux yi ak suñu structure suñu santé bi suñu santé ci seen bopp moo feebar donc pour faj ko foog ñu dégloonte waaw bu fekkee ne dañu nekk di ku nekk ñu naan yow la dugg na fii génn na fii c'est que xooluñu système bi ay nit la ñuy xool rek di leen joxoñ mais boo xoolee système bi tey dafa màbb nañu wax dëgg te dee parce que loolu moo am donc bu fekkee ne am nañu système bu màbb nañu toog waxtaane ko li nga xam ne tamit mooy yoon te yoon war ko def nañ bàyyi yoon def ko loolu tamit loo xam ne war nañu koo wax ñi nga xam ne ñu ngi ñaxtu te li ñuy ñaxtu tamit war nañu koo dégg mais li ñu leen di wax tamit ci li nga xam ne yoon war na ko def war nañ koo dégg parce que paj mi yëpp loolu yëpp ci paj mi la faj nit ñi nga xam ne ñoo fa nekk faj structure bi li nga xam ne war nañ ko cee def ñu def ko ba pare structure bu fekkee ne amul confiance u ñi nga xam ne ñoo koy gérer c'est que am na problème mais ñaxtu boobu noonu. ñaxtu boobu ngay wax foofu ci Louga. nga de ñaxtu boobu gis nañ ne le intersyndical par exemple